wa ashaabihi ajmain. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatuhu wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu ñi ci sant ñépp, góor jigéen mag ak ndaw, di leen ziyaara di leen balwaq, di jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ sunu wasila sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine, di ko yóbbante ci kilifa gi Seydi Mawlaay Mouhamadul Moustapha Sy, di leen ñaanal yàlla mission bi leen mag ñi dénk yàlla na leen borom bi kàttanal, jàppale leen, dooleel leen ba fañ koy xaar ñu yeggale ko fa. bu ko defee di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi yépp, sunu asatise yi ak sunuy wayjur collège des pères et des mères ak sunu mbokku responsable yépp ak waa MJ. bu ko defee dellu siwaat nañ ci cadre bi nga xam ne mooy les universités du Ramadan, moom mi nga xam ne kilifa gi ci fatxoom mu ngi koy def depuis 1997, ñu tollu ren ci 25e édition bi. ñu am nag comme thème central, comme at bu jot dañuy xool jamono bi fi mu toll ak li mu laaj, ñu jël benn thématique ñu jàngat ko càmbar ko pour bu ñuy jeexal université Ramadan yi kenn ku nekk comprendre les enjeux de l'heure. moo tax tey ñu am le rôle de la religion pour l'émergence d'un monde meilleur. loolu xam naa dinaa laaj tout à l'heure sunu conférencier du jour moom nan la ko déggee. waaye pour càmbar thème central boobu dañu koy wutal ay thèmes yoo xam ne moo ñuy permettre bu ñu demee ba université Ramadan bi di jeex fekk ñu mën a répondre à toutes les interrogations relatives au thème central. loolu moom moo tax tey ñu am benn thème ñu tuddee ko religion et politique, les limites d'une collaboration. mooy ad-diin wa siyaasa, al-alaaqa bayna ad-diin wa siyaasa, maayiruha wa dawaabituha. al-alaaqa bayna ad-diin wa siyaasa, maayiruha wa dawaabituha. kon tey li ñuy càmbar moom mooy diine. diine mooy lan? li ñuy càmbar mooy politique. politique mooy lan? ndax ni ñu ko miinee tey loolu kese mooy politique, wala mën nañu remonter foo xam ne dinañ fa fekk diine mu am une connotation positive nga xam ne kiy jullit da ciy dugg te du tax muy seexlu dara ci pratique politique ya fay am. bu ko defee loolu mooy problématique bi nga xam ne moom lañ fas yéene càmbar tey. ñu am comme conférencier docteur Mamadou Djité, moom mi nga xam ne publiciste la parce que mu ngi fréquenter faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop. mu am fa doctorat en sciences politiques wala boog droit public. mu nekk enseignant chercheur aussi. mu nekk aussi récemment maire élu boo xam ne tey moom moo yilif commune Thiès Ouest. bu ko defee casquette boobu moom mi nga xamante ni mu ngi jóge ci campagne dina nekk à l'aise pour wax ñu pratique politique yi fi mu toll tey, ndax dina mën a jëflante ak diine. moom aussi mu nekk njaboot ci Seydi Mawlaay Mouhamadul Moustapha Sy, te ku xam Seydi Mawlaay Mouhamadul Moustapha Sy di nga xam ne ay njabootam da leen inculquer ay valeur am yooyu ñu joxoon ko avant muy roofoo ak politique yi ci champ politique bi, ndax gis na ne valeur am yooyu nekkul frein ci li nga xamante ni moom la doon wuti.
bu ko defee ku tudd politique nag tudd ay mbir yu bari bokk na ci ñuy tudd mooy faaw ñu càmbar baatu laïcité parce que bu ñu tuddee politique tudd l'islam dina jaaru ñu évoquer notion laïcité dina jaaru aussi booy wax politique ak religion nga tudd li ñuy tuddee bonne gouvernance maanaam mbiru réew mi naka lañ koy yore ndax dina am transparence ndax dina am reddition des comptes yooyu dina jaadu bu ñuy càmbar problématique bi ñu dellu ci dina jaadu aussi ñu xam redistribution des richesses lépp loo xam ne mu ngi jóge ci ressources naturelles yi réew mi di am est-ce que ñu ngi koy distribuer waat ci population yi de manière équitable waaw wala déet de sorte que dinañ réduire ce qu'on appelle les inégalités wala disparités sociales maanaam bu fekkee Sénégal ren dafa am budget de plus de 5 000 milliards est-ce que budget boobu dafay des ci loxo lu mat téeméeri nit rek ñu bàyyi le reste de la population ci ndóol yooyu bu ñuy càmbar relation yi jaadu na ñu tudd ko waaye bi ci ëpp solo bokk na ci leadership mooy ban njiit moo mën a wommat nit ñi tey di leen yóbbu ci bëgg-bëgg yooyu ñu am te moom mooy émergence loolu nag njiit boobu place am bi mu am ci politique ak ci diine war nañ ko càmbar te Abu Nasr Farabi moom dafa gis ne leader mu ngi amee taxawaayu xol ci organisme doomu aadama rôle bu central bi xol am ci dundu doomu aadama bi ci organisme am nee na leader bi nekk ci réew mi noonu lay am ñu gis ne nag loolu ci wàllu diine dafa mës a nekk problématique parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu noppaloo rek alxilaaf fi masalatil xilaafa moom moo njëkk a posé wu kan moo koy doon bu ko defee loolu al firaq al islamiya am nañ ci wute yu bari kenn ku nekk am noo ko gisee loolu aussi dina bokk ci bu ñu bëggee joxe sunu pouvoir kan lañ koy jox mën nañu évoquer aussi beneen notion bu ñuy tuddee démocratie moo xam démocratie directe wala démocratie représentative parce que très bientôt dinañ dem ci ay élections législatives ñu war a tànn ñoo xam ne ñooy représenter population bi ci majlisu shaab ñooñu baatu population bi lañ fa demee mais tey ci sunu réew di nga gis ñu naan ñoom ay député diw lañ est-ce que loolu bu ñu duggee ci biir islam nañ ko cautionné waaw wala déet donc am na ay interrogation yoo xam ne yu bari la mënuñu leen jeexal yooyu moom moo tax ñu choisir bi le thème ci Université Ramadan ci 25e édition bi bu ko defee dañuy nuyu sunu conférencier mu nuyoog askan bi bu ko defee ñu soog a jublu ci liggéey bi docteur bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñuy sant yàlla bu baax di julli ci sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziyaar ak di nuyu di ndokkeel kilifa gi Cheikh Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy di ñaan suñu boroom yàlla guddal fanam yàlla wéral ko yàlla mottalil ko yéeneem ci njaboot gi ci réew mi ak ci diine ji yépp waaye nuyoo yooyu ak ziyaar yi ñu ngi koy teg ci loxo capitaine ñi nga xam ne tey moo nekk ci kanamu njaboot gi nekk jëwriñ ci mission bi yàlla na ko yàlla kàttanal yàlla may ko ndam te ndam loolu mu yóbbaale ñu ci géew yàlla mën na ko yàlla def ñu ngi ziyaara kilifa yi nga xam ni ñoo yàgg a taxawu lii ci seen ndigalu kilifa te ma jàkkaarloo maa ngi jàkkaarloog ñoom nii may gis ku mel ni Haj Malik ku mel ni Imam Samba
ku mel ni Baye Matar Ndiaye, ku mel ni doyen Serigne Oustaz Mansour, Oustaz Cheikh Tidiane Sarr, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara ndax ñoom ñooñu wan yoon bi ñemelooñu. Donc ñu ngi leen di ziara bu baax di leen ñaanal yàlla ci seen ëttu kilifa liñ ci bëgg yàlla leen ko yàlla may. jataay bi nag rëy na ci man lool ndax ni ma ko waxee woon daaw rek boo yàggee nekk njaboot di teewee barab bi li nga daan bëgg mooy fexe noo ciy dugale sa loxo bu la ko yàlla nangulee nag kooku da nga ciy sant suñu borom di ñaan yàlla yàlla mottali. beneen aspect bi mooy Ablaye tudd na ko sànq dañuy jóge ci ay élection yi ñun ñëpp ñu suivre ko gis résultat yi ci génne yàlla def commune bi ma nekkoon muy Thiès Ouest yàlla def ñu jiite ko. commune boobu nag dafa am particularité à Thiès. particularité bi mooy ki ñuy tuddee Idrissa Seck fa la dëkk te foofooy fiefam mu am symbole yu bari. symbole bi ci gën a frappant ci man mooy bis bi ñuy joxe kilifa gi décision bi mu jëloon à l'époque en 2007 ci juma Grand Thiès kilifa yi ko fekkee wat bari na fi ñu ni kilifa gi nee na nañu jàppale Idrissa Seck pour élection 2007 yi boobu man mi ngi ma fekk bay politique 2005 laa commencé politique nekk ci mouvement bu ñuy tuddee JDS docteur Babacar Diop moo ko créé woon ma ànd ceeg moom bi nekk tey maire de la ville de Thiès 2007 kilifa gi ni nañ jàppale Idrissa Seck kon mooy sama candidat à l'époque c'était Ousmane Tanor Dieng parce que JDS ci banqaasu parti socialiste la bokkoon ma def li kilifa gi wax parce que loolu laa gëm ma woteel Idrissa Seck li ci mujj ñun ñëpp gis nañ ko te loolu kilifa gi moo ko wax mooy ñi ñu mus a jàppale ñëpp dañ ñu mujj wor bu jamono demee ba ndongoom li gën a suufe ndongoom li gën a insignifiant mën naa ko tudde noonu ñëw ci commune bi Idrissa Seck dëkk mu nekk fiefam ndongo loolu tey ñu ni moo jiite commune boobu ndongo sëñ Moustapha laa wax loolu symbole bu rëy la symbole bu mag la en tout cas ci man moo tax képp kuy ànd ak kilifa gi war nga tey te def ndànk loolu du man sax du man ma moom wax ji mais kilifa yi collaboré ak moom ci wàllu politique war nañu gën a bàyyi xel ci ni ki ñu amal affaire missionnaire la loolu nag bu ma koy wax tey Yewwi Askan Wi laa koy waxal muy Ousmane Sonko muy président Khalifa Sall ñoom ñëpp bind naa leen wax leen ko bind naa texte boo xam ni wax naa leen ko ni leen bu ngeen dofloo ba li dal leader politique yi weesu dal leen mooy jëflante kilifa gi jàpp ni da nga koy utiliser pare di ngeen lor seen bopp
lor le peuple sénégalais parce que li ma gëm te gëm ko mooy fii réew mi toll lu loxo sëñ Moustapha Sy nekkul du dem mënul nekk te on a déjà accusé beaucoup de retard dans ce pays il n'est pas question nag ay leaders di tarder la dëkk bi parce que bu boobaa les populations vont payer des pots qu'ils n'ont pas cassés donc j'appelle ces leaders là ginnaaw bi ma leen bindee solennellement ici ni leen yàlla mayaat nañu chance tey ci réew mi dans 20 ans wala 30 ans dans 50 ans fi mu nar a jëm ñu teg coalition boo xam ni sëñ Moustapha Sy mi ngi ci biir loolu bu ñu ko gëmee dëggal ko dans 20 ans bu réew mi soppeekuwul man mën naa dagg sama course bu ñu ko gëmee laa wax te dëggal ko seen ànd ak sëñ Moustapha Sy sincère dans 20 ans réew mi dina soppeeku à bon entendeur salut. merci beaucoup ci kàddu ubbi yooyu ñun ñëpp dégg nañ ko te ñi muy waxal yaakaar nañ ne dinañ ko dégg waaye pour càmbar sunu temu tey bi mooy religion et politique les limites d'une collaboration dina jaadu ñu xam moom ban yoon lay jaar pour thème bi nga xam ne moom lañ ko jox mu mën ko wër ndombo nee na bi ci jiitu dina def définition des concepts maanaam dina càmbar baat yi nga xam ne ñoom ñoo composé libellé bi benn bu nekk mu faram fàcce ko bu fa jugee dina indi caractère substantiel de la collaboration maanaam collaboration bi am ci diggante politique ak religion caractère bi ko war a sous-tendre bi ko war a tingoom dina ci wax bu paree aussi dina wax ci nature des systèmes politiques bu fekkoon l'islam tey day teg système politique ban système lay teg bu dee ay politique kese laïque bu dee mën nañ ko tuddee noonu ban système la ñuy teg bu ko defee ci ñetti poñ yooyu incha allah ci la fas yéene def communication bu ko defee ñu bàyyi ko mu dugg ci sujet bi bu fekkee bëgg na aussi au préalable mu def benn fenêtre ci thème central bi avant muy egg ci thème mu tayam aussi mën nga jël kàddu gi docteur. jërëjëf je pense que ni nga ko waxee noonu mën nañ dugg dans le vif du sujet religion et politique les limites d'une collaboration ci wàllu doxalinu universitaire comme niñ ko miine ci daara ji toujours dañuy tekki baat yi je pense que religion mën nañ ci bañ a yàgg politique mën nañ ci bañ a yàgg mais fàttali lay doon rek religion mooy diine nag li ko tax a jóg mooy defar nit ba mu jubóog boppam jubóog boroomam politique doxalinu pénc ci wàllu wu nekk moo xam faj la moo xam njàng la moo xam tàggat yaram la moo xam mbatit la moo xam lu mënti doon pénc mi daal lépp li fiy dox politique loolu lay yittewoo la gestion de la cité ñaar yooyu nag seen jaxasoo ñoom ñaar wala seen jëflante muy politique ak religion dafa nekk lu mënul ñàkk ci biir société bi seulement nag ci biir jëflante bi day dem ba benn moment jëflante yooyu mën na jur ay lor moom la ñu tuddee les limites am na foo xam ne bu ñu fa àggee rek ñoom ñaar seen jëflante mën na indi loraange ci askan wi ci sama déggin noonu laa déggee thème bi bu ñuy jéem a laaj nag ay façon laaj yu bari ci thème bi am na yu ci oustaz tudd sànq mooy bañ njariñ moo nekk ci politique ak religion jëflante bañ njariñ la mën a amal société bi beneen bi mooy est-ce que ñoom ñaar seen jëflante mënul jur
li ñuy tudde concentration des pouvoirs ba jur benn genre élite boo xam ni dañuy dominer finalement le peuple li ñuy tudde oligarchie maanaam ay nit ñoo xam ni dañuy bokk ay intérêt lëkkaloo sur le dos du peuple di doxal ñoom seeni intérêt bopp parce que lu ñuy mënti waxit ci wàllu thème bi acteur bi nekk au centre pour man c'est le peuple su fekkee jëflante bi tant que mi ngi yanu njariñu askan wi jëflante boobu mën nañ jàpp ni lu baax la lu am solo la lu am njariñ la mais saa yu ñu demee ba jëflante boobu loraange askan wi moo ciy juddoo rek bu boobaa jëflante boobu musiba lay doon sëñ Moustapha moo ñu jàngaloon su ma juumul 2012 la woon ci cercle du pouvoir légitimité mystique ou légalité constitutionnelle mu ni pouvoir yi benn la interprété suratul mulk tabaraka allazi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in xadir mu ni suñu borom moo moom pouvoir bi mu ko moomee ba pare nag daf ko jël séddale ko bi mu ko séddalee ñii tudd les hommes de Dieu mu jox leen ci ñii tudd les hommes d'État mu jox leen ci ñii tudd les hommes d'affaires mu jox leen ci mu ni nag ku ci ne il faut nga comprendre ni pour nga mën a dem il faut nga jëflante keneen ki sinon société bi moo ciy perte bu jëflante boobu amul loolu tax ma tudde premier point bi caractère consubstantiel de cette collaboration mënul ñàkk il faut que ñetti pouvoir yooyu di jëflante rawatina nag le pouvoir politique bi nga xam ni moom moo war a xalaat tëgg pénc bi nu muy doxe jëflante boobu dafa am njariñ ci biir société bi dafa am njariñ pour le peuple lu tax mu am njariñ mooy dañuy toll ci biir pénc mi foo xam ni bu dee péncu Sénégal surtout ñaare ay jafe-jafe day am ci biir société bi su ma jëlee lu mel ni le secteur de l'éducation nga xam ni day bari ay grèves ay mouvements sociaux ay revendications yooyu ñaare day dem ba le pouvoir politique du ci mënati dara bu ci mënul dara il faut que mu am une tierce personne wala un tiers acteur boo xam ni day intervenir pour trouver des solutions la religion foofu dafa am solo ci médiation le pouvoir de médiation des religieux dans notre société lu informel la nag maanaam amul këyit amul dara mais ñoo gën a efficace sax li nga xam ni mooy les institutions yi nga xam ni ñoom lañ confier loolu am na benn article bu am solo bu ñaari étudiants bind en 2015 étudiants yooyu ñu ngi tudd docteur Mamadou Bodian ak El Hadj Malick Sy Camara ñu ngi nekk département sociologie bu université Cheikh Anta Diop de Dakar article bi ñu ngi ko tuddee les religieux musulmans dans l'amélioration du débat public sur la bonne gouvernance au Sénégal ci biir article bi ñu wane ni les religieux notamment musulmans dafa am ñetti xeetu taxawaay yu ñuy am ci suñu pénc ci wàllu médiation benn médiation bi moom lañ tuddee médiation sociale ñaareel bi ñu tuddee ko médiation politique ñetteel bi ñu tuddee ko médiation pénale informelle médiation sociale mën nañ ci joxe misaal ci li ma doon wax léegi bu syndicat yi grévé je pense c'est en 2015 Tafa 2015 la bu ma juumul Moustapha Mbaye bi ñu grévé ba grève bi tàng lool gouvernement bi mujj jël décision ni day radier plus de 5000 enseignants
boobu Serigne Mbaye Thiam moo nekk ministre de l'éducation. ngoon gi ñu jëlee décision boobu ni dañ koy publier ci suba ci ngoon googu syndicalistes yi fanaan si nañ Tiwaawan boobu à l'époque sëñ Abdou Aziz Al Amin moo fi nekkoon yàlla na ko yàlla yërëm biñ ñëwee ci guddi gi balaa fajara jot le problème a trouvé une solution maanaam état bi mujj na li mu nasoon pour dàq 5000 enseignants mu teg ko ci suuf ba pare ubbi buntu négociation entre le gouvernement et les enseignants. Donc les religieux dañu am mission de médiation sociale boobu mu am doole mën naa ci joxe exemple yu bari mais xëy na ci biir débat yi dina ñëwaat bu ñu demee ci médiation politique foofu tamit da nga fay gis seen taxawaay événement yu yàggul yi mars 2021 bii dëkk bi tàngee lool ci problème mu Adji Sarr Sonko ba fukki nit ak ñeent presque perte ci seen bakkan sëñ Muntaxa le khalife général des Mourides yàlla na ko yàlla gën a dëgëral guddal fanam moo ci intervenir aussi bien ci côté opposition bi ak ci côté le pouvoir ba lépp ñu tegaat ko ci suuf donc médiation politique boobu aussi dafa am doole ci religieux yi misaal yi tamit mën nañ ci joxe exemple yi dul jeex dernière forme de médiation bi muy pénal informel boobu nag am na fu ñu koy jëfandikoo mu baax mais am na fu ñu koy jëfandikoo mu nekk lor fi ñu koy jëfandikoo mu baax ci sama gis-gis mooy ñaare ci wàllu yoon ñu teg nit doole jaay ko doole tooñ ko ba pare jaay ko doole bëgg koo nasaxal ci yu mel noonu le religieux mën na ci intervenir ci wàllu diine pour kooku nga xam ni dafa néew doole ci wàllu yoon ñu fexe ba kenn du ko lor foofu am na fa njariñ mais bu dee beneen aspect bi boobu day dugg ci limites yi dinaa ci dellu si ci kanam moo tax ñetti type de médiation yooyu dans l'espace public da ngay gis ni les hommes religieux wala religion daf ciy dimbali bu baax politique parce que politique yi dañuy dem ba du ñu am solution seen digganteeg ñi ñuy jëflanteel le religieux intervient pour décarter la solution te loolu nag li muy jur mooy la première condition du développement mooy la stabilité dëkk bu dalul kenn du fa investir donc de ce point de vue utilité wu collaboration bi da nga koy gis foofu mooy la garantie de la stabilité sociale dépend énormément de cette collaboration léegi nag ma ñëw ci yi nga xam ni collaboration boobu mën na ko jur ci ay njàqare ak ay jaaxle-jaaxle bu njëkk bi mooy dañuy seetlu ci suñu société ni ñaare ñu jëfandikoo diine ci wàllu politique mooy instrumentalisation de la religion dafay am foofu ci limites yi la bokk ci sama gis-gis yi nga xam ni mën na nekk loo xam ni loraange lay mujj jur ci population bi ak ci espace public bi moo tax ku mel ni le premier président du Sénégal Léopold Sédar Senghor bu mënee nekk un catholique jiite Sénégal lu mat 20 ans loolu c'est parce que homme religieux yi mu jamonoon teloon fexe woon nañ ba dépasser cette limite là maanaam di xoole nit wala di jàppe nit fi mu bokk ci limuti collaboration bi la donc aujourd'hui les acteurs religieux de notre époque sont interpellés ci côté boobu moo tax foofu dama ciy junj rek pour wane ni c'est des démarches à éviter parce que li muy jur du baax beneen bi ku mel ni sëñ Moustapha bi muy jàppale Ablaye Wade en 93 wax na ko ci ay conférence yu bari
bu ko xoolee woon fi mu bokk ci wàllu tariixa dañuy gis ni loolu bu boobaa day nekk ci limites yi ma tuddee ni loolu njàqare ak jaaxle-jaaxle lay jur. donc suñu collaboration buñ ko tegee ci wàllu principe mooy entre religieux yi ak politique yi bu boobaa dina baax, mooy premier point bi ma wax. waaye buñ ko tegee rek ci casquette kii fii la bokk bu boobaa day nekk ba loo xam ni risque lay doon ci biir suñu société. donc collaboration yooyu principe rek moo ko war a lal, mooy intérêt du peuple. beneen njàqare bi mooy ñu dem ba ñaari pouvoir yi nag lënkaloo. bu ñu lënkaloowee au lieu ñu servirati intérêt peuple bi mais seeni intérêt personnel ci ñi bokk ci ñaari pouvoir yooyu intérêt yooyu rek la ñuy sàmm. moom laa tudde tout à l'heure oligarchie, élite boo xam ni dañuy dem déggoo seen biir mu mel ni baara yëgoo sur le dos du peuple. te loolu ñiy jàngat ci wàllu science politique lu ci bari na lu ñuy jamee les religieux et les politiques. boo demee ci livre Donald Chris O'Brien ak Momar Koumba Diop ak Mamadou Diouf bi ñu tuddee la construction de l'État au Sénégal, lii lañ fa bind. dañ ni le contrat social sénégalais arrime les institutions formelles de l'appareil d'État au dispositif de l'islam confrérique, dont l'enracinement dans les figures sociales de la loyauté, de la solidarité et des allégeances est à la fois plus légitime et beaucoup plus profond. Le cadre du contrat a été forgé dès les premières décennies de la mise en place de l'administration coloniale française. Aujourd'hui encore, il résiste au temps et aux acteurs politiques dissidents ou opposants. Arc-bouté sur le principe d'une colonisation peu coûteuse, l'État colonial français s'est appuyé sur les confréries soufis pour assurer certaines missions, telles que la collecte des impôts, la soumission des fidèles au commandement administratif et religieux, et leur engagement dans l'emprise économique coloniale. En échange, les leaders confrériques et leurs grands clients, les leaders politiques et leurs grands clients, clientélisme politique, obtinrent la reconnaissance, certes symbolique, des institutions islamiques par la puissance coloniale et une assistance matérielle dont une fraction était redistribuée aux fidèles. gudd na mais mën naa yem foofu. moo bi ma soxla woon rek génn la mooy li ñuy tuddee clientélisme politique. ñoom dañu seetlu ni seen analyse la nag diggante religieux yi ak politique yi au Sénégal dañu former benn genre coalition d'intérêt boo xam ni ku ci ne da ngay sàmm sa intérêt bopp, keneen ki am lum la sàmmal yow tamit nga am loo ko jox. loolu nag ils le font, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le dos du peuple toujours. loolu nag dama gis ni bis bu amee rek limite day feeñ. li taxaw na jóg le religieux, surtout bi colonisation bi di doog a ñëw, li tax mag ñi bi ñu wootee njaboot yi ñu ci bari daw làqu seen gannaaw mooy dañu nekkoon contre-pouvoir, doon défendre les intérêts des opprimés, des faibles. bu ñu demee ba génn ci mission boobu rek bu boobaa dañuy faillir seen mission, te bu boobaa day nekk limite dans cette collaboration. te ñi jàngat li ñoom loolu lañ gis, mooy dañu gis ni religieux yi dañ dem ba lënkaloog politique yi pour défendre leurs intérêts, ku ci nekk di défendre sa intérêt boobu. loolu nag bu demee ba am day jur crise d'autorité, mooy kilifa dootul am baat. loolu moo indi ci seen jàngat ba tey ñu dem ba gis ni vers les années 2000 li ñu tuddee l'effritement du ndigal, l'effritement du ndigal dafa feeñ en 2000 durant les élections de 2000. maanaam taalibe bi daan déglu sëriñam mu ni ko defal wala woteel fii mu def ko vers les années 2000 loolu dañu gis
dañu commencé gis forme taalibe bu bees boo xam ni kilifaab danañ ko wooteel mu bañ tànn fi ko neex ci seen biir jàngat te fi mu tukkee mooy li ma wax crise d'autorité bu ñu demee ba perception bi mooy sama kilifa kat dafa lënkoog politique pour ses intérêts personnels pour bu amee gàmmu wala bu amee cant wala bu am màggal mu jox ko ceeb may ko dëwlin yombalal ko yu bari mais man mu fàtte ma pendant ce temps man awma dépense awma liggéey samay njàngu doom kenn toppatoowu ko sama paj kenn toppatoowu ko perception boobu day daal di dugg te perception ci li gën a naqaree dindi ci société bi la bokk donc collaboration boobu limite la lay jur ci wàllu woowu. donc jeexal naa sama premier point ci wàllu woowu donc damay attaquer le deuxième point ci forme de collaboration boobu entre politique ak religion yan système politique la jur tey à travers le monde. Oustaz am na lu mu ci tudd léegi li ñuy tuddee laïcité baatu laïcité France la juddoo lu tax mu juddu mooy dañu dem ci histoire France ba gis ni li ma wax léegi dafa demoon ba nekk réalité seen société mooy politique ak religion les acteurs booloo fàtte le peuple di exploiter le peuple bi ñu demee ba bëgg a jeexal li ñuy tuddee la royauté avec la révolution de 1789 la naissance de la république mooy buur amatu fi parce que ku ne xam na ni Europe système politique bi fa gënoon a yaatu mooy le royaume la royauté ba tey sax moo tax France daanaka exception la ci Europe boo demee Belgique royaume la boo demee Angleterre royaume la boo demee Espagne royaume la donte am na évolution nag ci fonctionnement bi mais ñoom garder nañ seen historicité boobu ak seen legs historique boobu mais France ñoom bi ñu décidé ni dañuy jeexal ak royauté dañu éliminer carrément ce système indi la république mooy kiy jiite léegi institution lay doon boo xam ni dañ koy jox mandat bu jeexalee population yi nga xam ni ñoo am souveraineté tànn keneen ci biir révolution boobu la ñu décider ñoom it ni religion désormais na des ci jàkka yi ak à la limite ci kër yi mais dootul dugg ci doxalinu penc moom lañ tuddee ñoom laïcité laïcité boobu nag ñun dañ ko importer après waa Sénégal comme toujours ñun mimétisme la ñuy def bi ñu jëlee suñu indépendance ñu jël laïcité boobu indi ko mais ci indi biñ ko indi def nañ ci benn adaptation ak suñuy réalité culturelle ba xëy na religion ba tey ñu ngi naan ko toogal ci jàkka ji ak ci kër gi mais am na espace buñ ko ubbil ci biir penc mi ba am yu mën a dox mooy yi ma doon tudd sànq ci biir médiation yi donc loolu valable Sénégal ci biir médiation yooyu loolu valableul France doo gis jamais un homme religieux en France muy intervenir ci ay médiation diggante ay politique wala yu demee noonu parce que dañ leen limité am fu ñu leen tëj seen histoire nag moo waral loolu 2001 bi Ablaye Wade di toog a toog avec la première alternance juróon na débat bu rëy Sénégal bi mu ne day dindi le mot laïcité dans notre constitution je me rappelle débat yu rëy la juróon à l'époque ñu ni laïcité est-ce que dañ ko war a dindi wala duñ ko dindi mu nekk débat finalement bi mu demee ba ci biir avec la pression mu mujj reculer dindi le mot laïcité kon laïque ce système laïque est toujours donc en vogue dans notre système politique mu laaj nag ñu def ci réflexion par rapport ak ñun suñu histoire ak suñu trajectoire ak suñuy réalité est-ce que ce système-là est adapté question la boo xam ni ñi ciy xalaat bari na maa ngi jàkkaarloog docteur professeur Djibril Samb bind na ci ouvrage bu am solo ci la compréhension de la laïcité parce que toujours
interrogation bi ngay laaj mooy laïcité ak démocratie nan lañ leen di mën a boolee ba benn du am problème parce que démocratie mooy li peuple bi bëgg nañ ko def laïcité mooy diine bu mu dugg ci biir état ni état di doxale est-ce que loolu mooy bëgg-bëgg waa Sénégal je ne le pense pas de toute façon débat la bu ouvert donc mën nañ ko bàyyi ak public bi wala ñu continuer réflexion bi avec les chercheurs mais je sais que si ce référendum là se tenait demain wala bu Ablaye Wade bi bu jàlloon je pense que les gens vont voter majoritairement contre le système laïque loolu moom sama conviction la donc système laïque boobu boo demee Amérique moo fa nekk mais ñoom ñoo gën a intelligent ci collaboration bi entre la religion et la politique parce que ñoom may nañ seeni kilifa dans l'espace public ñuy fésal seen gëm-gëm loolu moo indi le président américain buy waat jël la Bible teg ci loxoom waat sur la Bible je pense bu ñu ko sañee Amérique je pense que war nañ ko mën a sañ Sénégal moo tax li ma wax sànq mu nekk questionnement boo xam ni peut-être ñun ñëpp mën nañ ko poser suñu bopp. beneen système bi mooy ñi inspiré wu ci l'islam ci doxalinu seen tëralinu penc parce que dafa am benn principe bu ñu jàngale ci l'islam mooy principe bu shumuliya mooy l'islam amul benn jaanib bu mu bàyyi ci dundu doomu aadama lépp a ko intéressé comme lépp a ko intéressé lu nit ki di def l'islam am na lu mu ci wax dès lors ki nga xam ni islam moo ko nampal moom mënul comprendre ñu ni ko sa école islam amu ci gis-gis wala mënu ci dogal wala sa wàllu paj islam amu ci dogal wala sa wàllu administration islam amu ci dogal parce que moom dafa jàpp ni lépp lu muy def l'islam am na lu mu ci jàngale te tamit noonu la demee ba tax na pays yi nga xam ni dañu inspiré wu ci l'islam pour tëral seen penc ni ñu koy tuddee en droit international wala dans les relations internationales ils sont au banc des accusés toujours moo tax exemple bi ci gën a patent mooy l'Iran le système iranien man toujours dama koy wax su fekkoon Sénégal doon na am système bu mu war a mën a inspiré woo système boobu lay doon ça m'engage nag parce que lu tax mooy système la boo xam ni nitu diine yi ñoo jiitu ñoom la ñuy tuddee les gardiens de la révolution Iran dafa amoon révolution en 1979 le guide de la révolution c'était Khomeini moo ko jiite parce que ñoom dañoo am système clergé boo xam ni nitu diine yi fa la ñu tënku ñu hiérarchiser leen mu am ñu ñuy tuddee ayatullah am ñu ñu tuddee ayatul uzma am ñu ñu tuddee hujjatul islam Khomeini foofu la bokkoon bi ñu defee seen révolution mu jiite ko mu tëral système boo xam ni leg boobu dañ koy maintenir di fexe ba nitu diine yi jiite mais nitu diine yi ak lu ñu jiite am na lu ñu sañul mooy am na ñu leen di superviser ñu ngi tudd l'assemblée des experts ay nitu diine lañu yoo xam ni dañ leen a naw ci seen wàllu jàng ci seen wàllu xam-xam ci seen wàllu gis-gis ci seen wàllu maandu ñooñu ñooy tànn le guide de la révolution te bis bu defee lu mu war a def ñoom ñoo koy destituer mu am président de la république président bi peuple bi moo koy tànn donc ñu def élection donc dañu combiner système boo xam ni day allier l'islam ci tànn parce que l'islam buy tànn njiit da koy tànn sélection lay def l'islam du def élection sélection lay def bu ñuy tànn kiy jiite
c'est par des qualités et des valeurs mais la démocratie élection la élection mën nga fal président boo xam ne moo yées ci nit ñi mën na nekk Hitler élection moo ko fal ak li mu def ci àdduna bi yépp Donald Trump élection moo ko fal Zemmour mën na nekk président France suba parce que démocratie mooy loolu donc ñoom ñu fexe allier les deux fexe ba di sélectionner ak di def élection mais ki ñuy sélectionner nag mooy dominer ki ñuy élire mooy kilifaam mu amaat beneen instance boo xam ni ñoom ñu ngi ko tuddee le conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime mooy ñooñu ñoom li leen yitteel mooy lan mooy Iran yan mooy ay intérêt stratégique am dans le monde ak nan la war a taxawee ci àdduna bi loolu rek moo leen yitteel faruñu fenn les intérêts stratégiques du régime mu amaat beneen assemblée boo xam ni majlis lañ ko tuddee mooy le parlement ñoom ñooy wote loi yi pour accompagner le président pour mu mën a doxal bi ko tëj nag mooy les gardiens de la constitution les gardiens de la constitution seen liggéey mooy ñoom it surveiller président bi déjà en amont buñ koy tànn ci candidature yi dañuy sélectionner foofu candidature yi pour nga nekk président dañuy xool sa jaar-jaar est-ce que mate nga ko ci wàllu xam-xam ci wàllu jikko nga doog a mën a déposer sa candidature mais bu ñu la falee tamit duñ la bàyyi toujours ñu ngi xool ba xam constitution bi la fal yaa ngi koy respecté wala déet je pense que ñaar yooyu ci sama gis-gis buñ ci inspiré woo dans nos pays particulièrement au Sénégal ak diine ni ñu fi amee doole ak kilifa diine yi ni ñu fi amee doole ba ku bëgg a mobiliser les masses ci ñoom ngay jaar je pense que bàyyi leen à l'écart ñuy jouer rôle médiation kese pour man loolu c'est sous-estimer leur capacité ci sama gis-gis donc wax ji bari na te xaw a jaxasoo xëy na bu kilifa yi dikkee ak ci débat yi dina mën a gën a leer loolu laa amoon pour présenter ko ci thème bi di leen jaajëfal ci déglu bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. merci beaucoup docteur mu mel ni exposé bi leer na macha allah ci poñ yi ñu ko doon xaar yépp comme ni mu ko tuddee woon au début ñëw na ci bu ko defee balaa loolu dañuy rafetlu rek teewaayu maam Abdou bu soxna Umu Xayri Si mu ngi ci jotaay bi di rafetlu aussi présence su docteur Babacar Diop maire de la ville de Thiès moom tamit teew na ci jotaay bi docteur bismillah bu ko defee jaar na ci poñ yi comme ni mu ko waxee woon mu waxal ñu religion mooy lan ni mu ko déggee moom nee na mooy luy defar nit rek politique nee na mooy luy doxal pénc nee na nag relation bi seen diggante lu obligatoire lu mënul ñàkk faaw ñu ànd mu wax ñu aussi rôle bi nga xam ne moom la religieux yi war a taxawee mu tudd ci ñetti médiation bi nga xam ne day dellu ci wàllu société bi mu joxe ci exemple 2005 bi nga xam ne dafay dem ci wàllu justice te ñu gis ko daaw ci problème mu mars mu waxaat beneen boo xam ne mën na jur inquiétude bu fekkee dañuy dem religieux yi di collaborer ak les politiques pour défendre leurs propres intérêts nee na boobu war nañ ci def attention bi mu fa jógee aussi wax na politique ban système la ñu proposé wax aussi l'islam ban système la ñu proposé à travers Iran bi mu tudd léegi bu ko defee yooyu moom mooy poñ yi nga xam ne tudd na ko à travers sa communication bu ko defee maintenant comme waxtaan bi ñaari partie la dafay jël première partie bi deuxième partie bi ñi ci jotaay bi ñoom ñoo koy complété am na ay internautes yoo xam ne ñu ngi ñuy suivre aussi am na ay téléspectateurs yu ñuy suivre aussi à travers Mourchid TV bu ko defee ñooñu ñëpp bu ñu bëggee participer dinañ am possibilité dinañ ñu parvenir seeni questions
buñ ko tontuwul tey it on aura l'occasion une autre fois ñu daal ci revenir loolu yëpp day enrichir débat bi ak thème bi nga xam ne moom lañ bëgg a càmbar tey ñu gën ko mën a wër ndomba bu ko defee am nañ fi une liste de 7 intervenants bu ko defee dañuy njëkk a woo Cheikh Tidiane Youm mu ñëw ñu leen di ñaan ñoom ñëpp ñu war a ñëw ñëpp ñu leen di ñaan ñu bàyyi xel ci temps bi rigueur boobu ñu commencé ko jàng ci sunu capitaine moom mi nga xam ne dina mën a rester des heures et des heures pour def communication am mais dafay préférer à chaque fois def benn communication bu courte riche en contenu nga xam ne nit ñi dinañ ko mën a digérer bu ñu demee aussi nit ñi participer ci réflexion bi ak introspection bi bu lay mën a permettre nga construire lu lay jariñ ñu génn ci dynamique gu connaissance ñu lay sol rek ngay restituer jëm ci dynamique gu savoir nga xam ne yow da ngay participer ci li nga xamante ni moom ngay duññi pour mën ci tabax sa dund bu ko defee ñu woo Cheikh Tidiane Youm bu paree oustaz Misbah Gaye mu waajal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ñu ngi nuyu te di jiital nuyu bi suñu kilifa ki ñu am moom rek Serigne Moustapha ki nga xam mooy borom ci waawan ndax ñibbisi na donc ñun ñëpp dañoo war a ñibbisi ba tax na sax balaa may intervenir dinañ ma jéggal xëy na dañoo war a wax bu gàtt waaye dama ne woon sax soxlawul may intervenir ndax ki nga xam ne ni mooy suñu capitaine bi mu fi nekkee doo intervenir bu fi nekkulee waruloo intervenir donc maa ngi ciy jéggalu na ma jéggal ci lii beneen bi moo di ñaxtu lay nekk xëy na sax jaadawul ñëw sa ëttu kilifa di ñaxtu waaye danaa ñaxtu ndax lu mel nii dañ ko war a dégg ci misaal ni nekkul lu dul conseil des ministres maa ngi koy waxtaan ak benn mbokk sànq bi may ñëw ci yoon bi conseil des ministres président de la république bu wootee ministre warul tardé donc ministre yi tardé wala ñuy absenté nañ ci bàyyi xel dañu war a jël congé bu ñu mënul dëkk si ñu ñaan yàlla may ñu lu ñu jëndee essence ñuy dem ak ñëw farata pire la suñu sécurité la nañ ci bàyyi xel xam naa maa ngi nuyu maam maa ngi jéggalu thème bi man dama ci xaw a am problème moo tax ma ne woon xëy na sax jaaduwul may intervenir parce que suñu waxee religion ak politique les limites d'une collaboration ban politique la ñuy wax nangu nañ déjà ñi nga xam ne nii ñoo ñu coloniser la ñu imposer nangu nañ ko parce que ñoom ci seen bopp ñoo wax laïcité ñoom ci seen bopp ñoo ñu fekk ci fi ñu dëkk ñu am suñu ay ngëm-ngëm am suñu diine des siècles avant ñoom ñu ñëw neñu seen cité bi nii ak nii ak nii ngeen koy organiser donc rien que poser ko noonu nangu nañ ñoom loolu ñu imposer ba tey buñ ko nangoo diine la ñu wax religion politique c'est-à-dire le domaine pas le politicien pas le religieux Mamadou maa ngi lay nuyu xëy naa ne waroon naa def loolu
di la féliciter di la encourager donte defoon nañ ko ci jamono yi passé waaye wax na ci lu am solo ci njëlbeenu waxam wax na ni diine mooy li nga xamante ni mooy permettre nit ki mu nite mu ñu am ci lu ñu war a sukkandikoo muy alquran ñu xam mu ñuy wax fépp fu ñu toll ci suñu dund ni ñu war a doxale ni ñu war a comporter wu dund la wax alquran moo nekk du début à la fin ci man mi gëm ki gëmul nag neneen la ko gisee waaye man mi gëm alquran dafa nekk du début à la fin de tout politique nekk benn pàcc ci sama dund est-ce que politique dafa war a ñëw collaborer ak diine pour man politique warul ñëw sax collaborer ak diine ñun ñi nga xam ne ni ñoo gëm li ñu war a def moo di noona nga xamante ne nii noonu la ñu waree yore cité bi naka lañ koy méngale ak suñu gëm-gëm ak li nga xam ne ni moo nekk ci diine bi donte waxuñ ñu nekk des islamistes waxuñ ñu nekk des fondamentalistes mën na nekk te parti pur gëm naa ne dana ko wan sénégalais yi suñu góor gu tedd gi nekk fii borom Tiwaawan wax nañu ne ñu politique jikko moo ko yore bu ñu waxee diine ak politique ban politique la ñuy wax politique bi ñu tàmm woon wala politique li tax ñuy wax politique parce que li tax ñuy wax politique mooy ki ko war a def dafa war a nekk une référence dafa war a am jikko yu sell ndax boo nekkee ci askan ñu taamu la ne la jiital ñu di défendre suñu intérêt di wax à notre nom da nga war a nekk référence ci askan boobu référence ci wàllu doxalin référence ci wàllu jikko référence ci wàllu taxawaay loolu mooy politique mais pas li ñuy gis donc bu ñu jëlee diine comparé ko ak li ñuy wan tey moo tax mooy wax sànq dama am problème parti pur bi ñu nekk te suñu kilifa nampal ñu yar ñu def ci ñun loo xamante ne ni ñeewuñu kenn dama jàpp ni Sénégal yépp dañoo war a copier ci waa parti pur maa ngi jégalu ci wax bu gudd bi politique ki ko war a def moom la wax sànq da nga war a nekk référence ci askan bi ci sa wàllu jikko ci sa wàllu doxalin bu sell ki ñu am day nampal nañu ba léegi ci anam boobu ci wàllu njub ci wàllu taxawaay bu méngoo ak li nga xam ne nii noonu la ko sunu borom bëggee dem nañ ba tollu fii moo tax ñun ku war a def politique ñun rek ñoo war a def politique parce que jàpp naa ne yar na njabootam nampal na leen def na ci ñoom loo xamante ne nii war nañu représenter seen askan te wax nañu it ne politique jikko moo ko lal nee na ñett yi ñoo ko séq citoyen bi balaa muy revendiquer ay droit yam na xool ndax def na ay devoir am yow mi nga xam ne da ngay laaj sa ay droit te sa ay devoir defoo ci dara xoolaatal sa bopp nguur gi nga xam ne ni moom jiite ay charge la am amul ay devoir peuple bi nag dafa war a veiller à ce que intérêt boobu ñu distribuer ko correctement donc ñett ñooñ ñoo ko seq citoyen bi nguur gi peuple bi ku ci nekk am loo war a doxale moo tax jikko moo lal lépp bu ñu nangu li nga xam ne nii moom la le colonisateur ñëw teg ñu ne ñu lii mooy politique ñu nee na loolu la loolu du politique
politique dafa war a tegu ci lu sell ci jikko yu sell méngoo ak bëgg-bëgg askan wi nangu bi ñun nangu colonisateur bi li mu wax moo tax loraange yi ñu koy gis politiciens yoo xamante ne ni dañu leen di fal seen yitte mooy seen bopp ak ñi leen jege dañu dem ba askan bi bu ñu leen di wax dëgg dañuy jaaxle parce que dañoo tàmm dégg ay kàcc ngeen jégal ma ci baat bi ñun nag au niveau du PUR suñu devoir mooy ñu rétablir loolu wax leen askan wi ne leen politique ak njub ñoo ànd politique ak jikko yu sell ñoo ànd politique ak ormal sa askan ñoo ànd te loolu la diine bi wax donc politique dafa war a ñëw tegu ci kaw diine nekk soubassement bi sans pour autant qu'on soit des fondamentalistes des islamistes waaye suñu dundin suñu waxin lépp loo xam ne ni ñu ngi koy def ci cadre responsabilité bu ñu dénk ci anam bépp ñu bàyyi xel valeur yooyu nga xam ne nii moom la ñu diine bi inculqué maa ngi jégalu ci guddaay bi jërëjëf asalaamaaleykum. merci beaucoup merci Cheikh Tidiane ñu woo Oustaz Misbah Gaye bu paree Tidiane Wade mu waajal. aoudu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu leen nuyu ziar leen ba lu naq nuyu ak ziar bi teg ko ci nuyu ñu jiitu ñëpp ñu teg ko ci loxo suñu patron suñu chef de guerre dem bu dama bind ci Facebook bi nii après intervention ma ni yaa xikma tooñ ko sax tudde wala bokk sob tudde ko ni huwa al maktum thani mais ñu wax ko mu joxal ñu ko góoram gi mais ñaan ko moom itam mu avancé ñu ci góoram gi di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu présenté thème bi monsieur le maire ñoo ngi leen ndokkeel aussi ci responsabilité bi yow ak yeneen maire yi fii yi ñu fal yëpp ci cadre coalition Yewwi Askan Wi sas bu mag la moo tax ñoo ngi leen ci encouragé d'accord naa ak yow ci sa ni nga définir politique ak religion moo tax damay wax ni kon ñoom seen collaboration dafa war a am te am gi dafa war a jiitu lu tax ñoom ñëpp ci kenn la ñuy intervenir parce que société religion dafay intervenir ci nit ki société bi day politique day intervenir ci société bi mais société bi ay benn ñoo ko formé te même bu ñu nee réew mi réewu jullit la est-ce que am na nit boo nga xamante si soxlawul ñaar yépp ku diine ki dafa soxla politique mais fu mu mën doon tam dafa soxla diine nit ci boppam en tant que dafa soxla diine que ce soit nag lislaam nekk wala feneen wala sax day jaamu xërëm daf ko soxla kon ñoom ñaar ñëpp dañu soxla kenn donc seen collaboration dafa war a nekk lu lii loolu mu sukkandikoo ko ci gisuñu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu ta'ala anhu mu wax ni moom collaboration ak homme politique bala mu ko def il faut ñu wax ko lan ñan ñooy entourage yu homme politique bi benn bies mu wax ni politique ak diine benn tissu la biir bi ak biti bi ku leen mënut a taqale benn tissu bi nga taqale biir bi ak biti bi mënoo taqale politique ak diine ci seen démarche moom maam Cheikh toujours dinay tànn ba Serigne Moustapha Sy toujours dinañ tànn ki nga xam ni moom la ñu war a àndal moom nga junj ni mais malheureusement ñoom ñëpp dañoo wor kon dama wax ni pour dëgg foofu dama wax ni collaboration bi dafa war a am avant lu tax su fekkente ni dañu bàyyi politique bi muy dem ba am problème soo ko ñëw ci religieux bi pour na ko régler problème fekk pour religieux bi moom tam amoon na problème léegi marchandage moo fay def
donc ay intérêt kese moo fay nekk ci sama gis-gis yi loolu la bon exemple yi nga joxe ci gi bari na mën naa joxe tam parce que souvent man maam Cheikh ci laay kii yu bëree bëri événement 63 yi intervention maam Cheikh daf ci feeñ ak yu bëree bëri en 68 maam Cheikh dafa intervenir pour ñu alléger couvre-feu bi lu tax pour ñu mën a burdu mën a gàmmo donc intervention boobu aussi exemple la bu ñu mën a jox bu nga xam ne maam Cheikh moom dafa ak yu bëree bëri mais aussi tam ma bëggoon ci yokk beneen même am na médiation diplomatique parce que maam Cheikh daf ñu wax ni bu fekkente ni dañu organiser OCI en 92 parce que moom moo def médiation bi parce que kenn moo ko moomoon donc moom moo def médiation bi ba loolu ñu organiser OCI fii Sénégal kon doon naa d'accord ak yow ci définition bi nga def mais dama wax ne collaboration bi dafa war a jiitu su fekkente ni dafa jiitu kon dinañ sàmmaale intérêt ñëpp mais su fekkente ni dafa mujj ni bu demee rek lay demee mais sama problème fan la mooy ban politique parce que ki définir politique bi nekkul ci suñu société keneen la ku nekk fële moom la muy dund bokk ak suñuy dund benn ñaareel ba ki ñuy wax le politicien donc boppa nag ba day ki nga xam ne mooy exercer politique fii Sénégal ñu ngi ko tuddee le politicien kooku dafay intervenir pour intérêt nit ñi wala pour intérêt boppam ak fi mbokk dañ fa dégg patrie avant le parti mais ci pratique bi toujours parti moo jiitu avant kii bi di ñëw mais foofu problème la mais tam ban religion tey suñ doon wax ci diine ci kan la ñuy adressé wu Sénégal ku ne taxaw ni la man chef religieux la y a combien de chefs religieux ak boo doon collaborer ak ñoom ak ñoom donc man foofu tam sa problème na si su ko defee bu dolli ngeen bal ñax jërë ngeen jëf salaamaaleykum. merci beaucoup Oustaz Misbah ñu woo Tidiane Wade bu pare Oustaz Adam Faye mu waajal. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu jotaay bi ñu fi teew ñëpp waaye di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa sunu wasila a Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy di jël sunu nuyoo ak sunu ziyaar yépp teg ko ci sunu loxo sang bu tedd bi sunu capitaine Mame Cheikh Ahmed Tijani Sy Moustapha mu joxal ñu ko góoram gu tedd gi góoram gi ci ruq bi xam naa docteur Djité monsieur le maire man sax sama intervention ñi ma jiitu dafa mel ni dafa xaw a am loo xam ne si laal nañu ko mais pour man li ma gëm te nekk ci mooy ñaari concept yi sax waruñu wax benn bi di teg beneen bi à côté ndax docteur Djité da ko wax ne lii luy defar pénc ak kuy defar pénc ma yaakaar ne li am solo mooy liy defar politique ñu ngi koy inspiré woo ci diine ndax boo toppee ci histoire ba xóotal ko wax nga ko sànq ba terme laïcité yi dikk ak tout cela je pense que ñi njëkkoon occuper le pouvoir politique c'était des religieux ñoom ñoo daan jiite ñoo daan nekk ci nguur yi à la fois mais lan moo andi ñu dem ba mujj ñeneen dikk dox ci diggante bi loolu je pense que ne loolu mooy question fondamentale bi Oustaz Misbah wax na ko la religion a bon dos ndax léegi luy jël ñuy sànni ko ci religion ma jàpp ne bëri na lu ñuy tuddee religion te du religion
est-ce que ki woote ne ci tarixa tel la bokk wala dafa jiite mouvement religieux tel wala doomu diw la wala Mbàkke la sant wala Si la sant wala Aydara la sant kooku war na tax ñu tuddee ko ne c'est un religieux ba la muy jëfandikoo di ko jëfandikoo ci turu diine danañ koy nirale di ko bàyyele diine am déet. ma jàpp ne kon docteur man damay wax ne il n'y a pas de limite, il n'y a non plus pas de collaboration. li war a ànd mooy dañu war a ànd ñu nekk ay seex ñu defaree nit ñi ci diine ñu ñëw jëfandikoo lanu jàngee ci diine jëfandikoo ko ci pénc mi doxal ko ndax Socrate da daan reprocher aux politiques d'avoir voulu changer la population, le peuple, sans au préalable commencer par le changement des mentalités. te képp ku wax ci yar nit ki ci jikkoom ba muy mën di jëfandiku ci wàllu gum mën a doon ci lépp luñ ko dénk xam na ne fa mu ko mën a inspiré mooy ci diine ndax ca politique ya bëri na parti yooyu dem amuñu école du parti duñ fa jàngale éthique duñ fa jàngale valeur duñ fa jàngale dara lu dul dañ lay bàyyi rek conquête du pouvoir noo ko mën a amee baax na machiavélisme démocratie yooyu lañ lay jàngal mais quant à jikko ak qualité ak valeur loolu amatul ci politique. ma jàpp ne nag bu fekkente ne bëgg nañ notion yi ñu mën ko seexale carrément kon nañu delluwaat ci diine ñu def ko mu nekk fondement ñu jël la nga xam ne si mooy enseignement yi ñu mën a tirer ci diine ñëw jëfandikoo ko ci pénc mi doxal politique bi mu nekk benn. loolu nag le président wala notre responsable Cheikh Tidiane Youm wax na ko man de fenn rek laa ko gis c'est avec le président du PUR Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy moom mi nga xam ne si il a été toujours constant ndax discours religieux ak discours politique am amul xajale la preuve mooy tribune am fu mu toog di wax la muy wax ci politique ak la muy wax ci diine lenn lay doon amul tribune boo xam ne si dafa naan fii tribune politique la ak fii tribune diine la lépp lu muy wax luy defar penc na luy jariñ penc la ma jàpp ne nag liy problème bi mooy dafa bëri ñuy woote woo ci diine waaye diine taxu leen jóg ñooñu nag laa jàpp ne war nañu wax ak ñoom ñu changer dellusiwaat ci diine politique yi dellusiwaat ci diine penc bi mën a dox jëm ci kanam jërë ngeen jëf. jërëjëf Tidiane ñu woo Oustaz Adama Faye bu paree Ousseynou Aydara mu waajal wala Ousseynou Faye Oustaz Adama bu paree Ousseynou Faye mu waajal. asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ngi jël nuyoo yi gën a sell ziar yi gën a sell teg ko ci loxo Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum capitaine mu yéegeel ñu ko ci suñu kilifa di nuyu jotaay bi yépp ak ñu nu seetaan yépp di ndokkeel ñépp ci jàpp ci colisée bi ak université bi yal na yàlla nangul ñu ko ci barkeem ñun nu ngi ànd ak Mamadou jiite di ko félicité ci li mu wax ni jëflante diggante politique ak diine lu mënul ñàkk la ñu ngi ci ànd ak moom wax na tam benn justification te mooy médiation yi nga xam ne nit yi diine yi ñu ngi ko def ñu ngi koy rafetlu waaye foofu li ci seetlu mooy ndax moom mënuñu jox ay exemple ci médiation wala boog taxawaay jëflante diggante nit yi diine ak nit yi politique yoo xam ne en amont la fii ci Sénégal comme ni mu ko waxee ci kàmmu Iran
parce que dama jàpp ni kuy doxal réew ak société te nee na politique mooy la gestion des affaires de la cité à travers des textes et des lois nga koy def jamono yi ñuy tëral texte yooyu booba ana ñi ñuy tuddee nit yi diine est-ce que laaj nañu li ci seen xalaat est-ce que moom am na exemple yu ñu ci mën a jox ñu ñuy tuddal bi ñuy élaborer code de la famille bi nga xam ne ba léegi moo fi nekk te am ay lacunes yu bari ñu ngi wax ne demoon nañ ci nit diine yi bëgg naa foofu mu defal ñu ci ay éclairage ak nan la demee woon ak est-ce que taxawaayu nitu diine yi à l'époque def na impact loolu laaj la moom bi muy wax clientélisme politique tantôt wax na religion wax na politique te thème bi defe naa ne relation entre religion et politique la mais moom fii il a parlé de religieux kon nitu diine ak nitu politique te loolu mën na wuute ak diine politique parce que nit ki mën na sol mbubb bi mu yeyoowul te mooy li Tidiane Wade doon wax léegi ne kii woote woon ni nitu diine la li ñu war a xool mooy est-ce que am na légitimité représenter diine loolu mooy problème bi parce que y a des prétentieux ñoo xam ne dañu koy woote woo mais duñu moom loolu bokk na ci li tax yi ñuy ñaawlu ci ànd bi muy am fi may jeexale mooy ban solo moo am ci ki ñuy tudde niti diine mu war a jëflanteeg politique ci xam-xamam mu xam parce que man jàpp naa ni politique mbir mu complexe la aju ci réew aju ci benn peuple te réew yi dañu lëkkaloo dem nañu ba tey ñu ne adduna bi village planétaire la lu mel noonu buñ koy gérer ki jóge ci langu diine war ci dugal xalaatam war ci dugal taxawaayam mais kooku bu fekkee ne xamul fee la mu fay wax du sotti la mu fay def du sotti yalwaan rek la fay nekkee di xaar luñ ko jox loolu mooy réalité bi te li Cheikh Tidiane waxee loolu firndeel na loolu lu bari ndax cercle du pouvoir la wax te sëñ bi jàngale ko yàlla séddale pouvoir bi ñett niti politique yi homme d'affaires yi ak niti diine yi mais man jàpp naa ni mu définir rôle lu diine xëy na temps bi la doon gérer mais gàtt na parce que boo ne diine dafa ñëw pour defar nit mais defar ko ci nan ndax wolof dafa wax ni këppatal ndox akus pepp aaya kese hadis kese te teguloo ay mécanisme yooyu defari nit du taxaw parce que saako bu deful du taxaw donc le religieux il a un rôle politique et le politique bu fekkee ne xam na boppam mën na boppam war na am lu mu xam ci religion ki nga xam ne moo nekk ci wàllu homme d'affaires war na xam ci diine et war na xam ci politique sinon comme cercle la bu affaire bi wëdleeloo dina am foo xam ne baa bi dina blessé du dox loolu lañ doon wax kon mu mel ne xam-xam boobu fi may mujje nag mooy seetlu bu ñuy def critique ci taxawaayu yenn niti diine yi ci seen jëflanteeg ak politique yi dañuy jugal nekk ci saaku bi ñëpp la ñuy dugal ci saaku bi loolu itam defe naa ne mànduwul ñuy analyser di bind di wax war nañu def la part des choses parce que bu fekkee ne collaboration bi lu nécessaire la diine war a jàppalante ak politique pour que yi jëriñ ci diine ñu mën ko investir dans le champ politique population bi gagne donc on doit distinguer kii ku ne ñu xam yaay kan mais ñu bañ a jël ñëpp jëf leen ci benn saaku parce que misaal bi mu joxe ci Iran ci kuréel yooyu nga xam ne ñooy taxawu constitution bi ak kuréel yi ñiy taxawu constitution bi moi je pense que kilifa gi ñu yàlla jox Serigne Moustapha bi initié université Ramadan yii bañ ko dalee gis muy taxawaayu politique ba léegi gis naa ne politique jëlewul ci ay waxam jëlewul ci ay position jëlewul ci ay jëfandikoom lu dul luy jëme politique ak réew mi ci kanam donc ñu ngi ñaan ñépp ñu bañ de
demee ci sentiment mais ñu demee clairvoyance. bu fekkee ni jëflante diine ak politique mënul ñàkk nañ ko doxale noo xam ne ka ca war a dem moo cay dem ka ko war a def moo koy def. ngeen baal ma àq ci guddal bi. salaamaaleykum. jërëjëf Oustaz Adama ñu woo Ousseynou Faye bu paree mu jox Abdou Aziz Aydara. mbokki salaamaaleykum ñoo ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp jël sunu nuyoo di ko teg ci seen loxo jottali ko sunu kilifa di capitaine Mame Cheikh mu jottali ko sunu góor gi ci roq bi di Seydi Mouhamadou Moustapha di ñaan yàlla mu sàmm ko aar ko dugal ñi ci kaaraange boobu. kon balaa ñuy jël sunu wax aussi dañu nuyu di féliciter di encourager di ñaanal également le conférencier docteur Djité ak vraiment ki koy accompagne ci waxtaan bi di wax ne leer na. seulement aussi mënuñu jël kàddu te préciser wuñ ci ban bu lañ koy jël dama koy jël mën naa wax en tant que responsable parti PUR ci fédération bu Malem Hodar ci loolu lay àddoo ndaxte nag ki ñu am muy Serigne Moustapha moo ñëw purifier l'espace politique ñëw tey tontu thème bi ngeen wax. Quand on dit collaboration, lui c'est un homme de Dieu qui a incarné en même temps un homme politique. Je ne dis pas le politicien, je ne dis pas le religieux, parce que qui m'a précédé bu waxee léegi ne religieux ba mu ñuy wax les cercles du pouvoir daf ne les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu nag du buxaaba bu sama maam yi jógee fële sant fay sol mbubb mu rëy ñëw ne homme religieux là non non. Mais dama jàpp ne ci thème bi aussi am na partie bu ngeen fàtte te mooy xaw a biaiser la collaboration, c'est les hommes d'affaires. Parce que homme d'affaires, c'est un affairiste, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui cherche comment il va faire pour garder ses intérêts. Et qui peut aujourd'hui, ngeen baal ma ci nasaraan bi, mën na ñëw ba bu politique bi jógee pour collaborer ak religieux bi rek dana ci sóoraale kooku te mën na làq benn galgal boo bu ñëwee mën na indi ngaañ ci askan bi. Donc moo taxoon man sama intervention ma doon wax ne est-ce que cette médiation ou bien cette collaboration kañ la war a am? Est-ce que c'est seulement en moment de crise? Est-ce qu'il n'est pas temps, comme ni ko Seydi Mouhamadou Moustapha di defee, toog fii ci table gàmmu wax ñëpp alerter leen ci ni ñu jàppee yenent bi moom dong ci table monde entier mu prévenir ba après la ñu gis li am mu am. Gis nañ fi Charlie Hebdo, gis nañ fi leneen. Donc nit ku mel ni moom jàpp naa ne tey war nañu dem ba yeneen ñi ñu inspiré wu ci moom ci enseignement am pour que ñu mën a xam kañ la politique bi war a mën a collaborer. Ce n'est pas en temps de crise, mais dafa nekk quelqu'un qui doit prévenir les crises mooy fagaru balaa crise bi di am. ñaareel bi aussi damay laajte ne est-ce que am na benn mécanisme, docteur, qui a été prévu, pas un mécanisme bu nga xamante ni c'est institutionnel mais même informel, où jot na le religieux li ñu wax li ñu Montesquieu jàngal arrêter le pouvoir temporel. Parce que le pouvoir temporel kat gis nañ ko fii bañ bëgg a dugal loi boobu noonu ticket présidentiel bi bu jàlloon réew mi mën na am problème. Est-ce que teg nañ fu nga xamante ni religieux yi war nañu mën a ñam am benn espace bu ñuy collaborer ba bu politique bi bëgg a def lu nga xamante ni nar na gaañ ñoom ñi mën a jóg ne non lii du fi am te boobaa dana am kii. Est-ce que teg nañ benn programme bu nga xam ne mën nañu moytu loolu. Ci loolu aussi je pense que war nañu xoolaat également nan la ñuy restructurer cette collaboration entre le politique et le religieux. Parce que lu ma gën a gis mooy bu ñuy dem ci ñoom rek dañ leen du dippe. C'est parce que dañuy bëgg a jàllale benn affaire ñi convoqué ñu bëri ka ca xaw a nangu moom la ñu mujj retenir ci deuxième réunion bi ñi wax ne ñëpp teewoon nañ mujj nañ nangu wax ba jàll. Kon tey Sénégal est-ce que jotul ci heure bi ñu toll nii tey ginnaaw ñi bindoon code de la famille ñi bindoon loi yi ay tubaab lañ ñoo nga xamante ni demoon nañ bay wax ne la religion est l'opium du peuple. Est-ce que tey idée yooyu war nañ ko mën a nangu ñin ci Sénégal gi ñu toll nii? Donc jàpp naa ne tey fi ñu jëm surtout ñoo ngi jëm
ci ay yeneen échéances yoo xamante ni laaj na tey ñiy jiite ñi xam ne mën nañoo nekk nit li ñuy wax homme de Dieu mais également nekk homme de pouvoir parce que tey docteur jiite mi jàpp naa ne wax dëgg yàlla yaakaar naa ci moom ne du def yeneen yi nga xam ne ñeneen dañ ko def ci loolu nag benn anecdote laay jeexalee ba may nekk parti PUR ñëw Malem Hodar timis jot Cheikh Tidiane moo nga fa ñi ñëw ñu ne dañuy julli timis ñu ñëwoon ci meeting bi ñenn ñi ne ñoo ngi doog a gis politiciens yu julli rawatina timis kon donc ñooñu jàpp nañ ne tey ay politiciens la ñoo xamante ni ay modèle lañ te ñëpp war nañ ci mën a copier ngeen baal ma ci kàddu yi wasalaam. jërëjëf Ousseynou ñu woo Abdou Aziz Aïdara su paree mu ñu jox oustaz Imam Samba moom mooy dernier intervenant bi balaa ñuy introduire docteur. salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di jël nuyoo bi di ko jox sunu kilifa sunu sang Cheikh Ahmed Tijani Sy moom nag mooy jox kilifaam dañu ko waxoon rek merci Mamadou ak Abdoulaye defe naa dige ngeen ko de main de maître damay fàttali rek ni Serigne Cheikh moo ñu définiral ci ñi def ndongo nasaraan lan mooy religion mu ni la religion l'islam une religion par conséquent des idées. C'est l'art de savoir se réaliser moralement et physiquement, et cela sous la bannière et par le truchement d'un enseignement supérieur. Kon su waxee loolu ngeen wax religion ni et politique, ça veut dire que y a dichotomie. Kon religion fële politique fële loolu mën laa mënta dégg loolu rek ma tax a jël parole. et ji daala ma jaaxal mu waxaat ni fa inna diina rasulullahi fii lana xallul mashakili duniyaaha wa oxraha waaw ki nga xam ni yow bi ngay introduire Abdoulaye da nga ni Mamadou kon mooy defar nit ba mu jubóog boppam jubóog yàlla te yàlla moo créé espace bi kon espace bi nga wax ni politique mooy nit ki jagal dundam jagal péncam te pénc mi ngi ci fan la ñuy évoluer kon donc la politique dafa diig ci biir religion ñun kay li ñu war a wax mooy baatu laïcité baatu démocratie baatu royauté bi nga wax ndax ñi nu dindiloo suñu tëralinu maam yi royaume du Fouta royaume Soraay ak yeneen yu mel ni moom ñooñu ba tey seen maam royaume a ngi dund wax nga ko léegi Angleterre Espagne Luxembourg Allemagne Japon ñëpp kilifa la ñu am goo xam famille bi kenn du ko laal ca foofa la sang bii di génnee ñun nag ñu bëgg ñoo gëm loo xam ni yow jiite kenn nga fi tudd te moo gën a banal ci ñiy coloniser muy France te loolu la mu doon te jaaduwul beneen bi mooy moo wax ko ci sunu président du parti su fekkee ni da nga wax ni ñu jël modèle Iran day sélectionné di élire mais Sénégal ku fi waxoon sélection ñenn sant yi ni la ñoom lay doon est-ce que ñun dinañ mën a supporter ñu jiital kenn ci kanamu sëñ Moustapha parce que koo xam ne buy jiital âge lay jiitale tour lay jiitale
askan wala yenn yi lay jiitale kooku bu la tànnalee nga yàqu. beneen bi ci des élection ni ñu ko fiy dundee baaxul parce que su fekkee ni élection day ànd ak corruption day ànd ak dénigrement day ànd ak même musulman wala isolement élection boobu naka lay jage ñu ngi ñu imposer parrainage dañ ñu ko wax na référendum la pourtant ay nit génn nañ ci ñu tëj ci kon est-ce que parrainage jaar na yoon bi may tëjee mooy di wax ni loolu yëpp su amee dañuy li Cheikh yu bëgg dana jafe parce que ñun xam nañ ni si la toile de Picasso se plaint des tâches dont elle est constamment imbibée c'est qu'elle ignore que sans cela elle perdrait sa chance d'être un chef-d'œuvre nga baal ma. jërëjëf Abdou Aziz Aïdara ñu introduire Imam Samba Diop bindu woon na mais dañu omettre turam mu nekk dernier intervenant parce que waxtu bi dab nañu sincèrement am na ñeneen ñuy signalé wu mais ñu baal ñu rek ñu excusé wu. bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. li tax ma taxaw fii lenn rek la mooy ndokkeel sunu capitaine maam Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum ak ñaanal ko ak encouragé ko ak bég lool ci ni muy doxale waaye nag di kañ xam-xam bi génn noonu aisément yàlla na nu cat seexlu moom nag ku ko nuyu rek nuyu nga góoram gi bu dee collaboration bi am entre politicienne ak relation corrompue est une relation simple relation d'intérêt personnel moo tax kenn mënu koo limité waaye bu dee nag diine pire bi nga xam ni moom la Seydina Muhammad yoroon ak politique pire bi Seydina Muhammad yoroon ñoom ñaar seen collaboration de complémentarité la ndax benn sër boo am biir am biti benn sër rek la boo am biir am biti loolu sunu maam Cheikh Sidi El Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu moom moo ko résumé ci benn bayt dafa ne wa amalu dunya bi xusni niyati yasiru mansuban ila al axirati moo tax sayiduna Muhammad salawatullahi wa salaamu alayhi moo boole woon ñaari poir yëpp la boole woon bii di rafet ñii mottalante ñoom ñaar Seydi Hadji Malick ni
boo sellalee sa yéene door a tàmbali lépp loo liggéeyati ci wàllu politique dañu koy verser ci xudusiyaat yi ak jaamu yàlla la moo tax képp ku doon yonent bi ku doon laa wax nag ci woowu yoon ngay jaar noonu ngay mel moo tax nun kenn yàlla baaxe mooy suñu responsable moral en même temps mooy suñu leader politique boole ñaar yëpp mi benn sër kon nag sant war nan noo ngi sant ñëpp di ndokkeel ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim. jërëjëf imam Samba merci beaucoup bu ko defee ñu bàyyi docteur Babacar Diop maire de la ville de Thiès mu daal di ñëw jàll ay kàddoom suñu paree ñu daal di delloo le conférencier mu ñëw ci interpellation yi ñu tëj jotaay bi. asalaamualeykum wa rahmatullahi maa ngi nuyu mbooloo mi yépp di ci jiital suñu kilifa suñu sëriñ suñu wayjur sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla yokk fanam waaye yàlla yokk wéram di nuyu maam Cheikh Ahmed Tijane Sy capitaine mon capitaine ñu ngi lay nuyu di la ziyaare kàddu gi de kàddu seede rek la ndax yàlla xam na ni ñi ma jige ñépp xam nañ sama cofeel ci sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy ak daayira muxtarchidin wal muxtarchidaat ndax respect bu ñu am ci mouvement bi ndax dafa dese ñaari ndono bi ci jiitu mooy xam-xam te boobu ndono moo jiitu ci diine talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin utlubul ilma walaw fi siin mu ñëw taxawal université du Ramadan ndax moom université la waaye mu taxawal beneen ndono bu ama am solo muy engagement social engagement citoyen génne diine ci jàkka yi génne tëj bu ñu bëgg a tëj diine ci daayira yi bañ tëj bu ñu bëgg a tëj diine ci gàmm ak màggal mu nekk un engagement social un engagement citoyen pur parti pur di ko traduire par un engagement politique bu ànd ak militantisme ànd ak ay vertu ànd ak ay valeur ànd ak ay jikko yoo xamante ni Sénégal yépp mën nañ seede ni du ay milliards moo leen di jënd bu doon ay milliards la am ñu teg milliards yu bari société bu mel ni bu Sénégal suñu réew mi ku yàlla dimbali nga tabax loo xamante ni même ñu àndut ak yow xam nañ ne ay milliards jënd la booba liggéey du barke rek moo ko maye de déedéet maamam kilifa la baayam kilifa la waaye liggéey ak engagement moom moo ko may kon daayira bi université la parti bi université la ñun ñu jaxasoo ak njabootu Serigne Mouhamadou Moustapha depuis conférence des leaders ba coalition bi taxawee ba léegi ñu jaxasoo ak njabootu Serigne Mouhamadou Moustapha fële ca Thiès ci liggéey bi ñu wane ci fulla
wane ci pas-pas wane ci engagement wane ci xarañte wane ci bëgg seen réew kaddu seede yooyu ak kaddu sama cofeel ci sëriñ Mouhamadou Moustapha ak kaddu sama cofeel ci daayira bi moo taxoon tey li ma sonn yépp ma ni dinaa ñëw Tiwaawoon ziyaar sëriñ bi ndax ziyaar mbooloo mi mooy ziyaar sëriñ bi ci boppam ziyaar leen waaye sàkku ñaan ci sëriñ bi ndax lu toll ni Cees bu ñu la ko dénkee boo xamee tuuti ci responsabilité war nga tiit boobu nag lu positif la mooy xam ni rekk responsabilité bu rëy la waaye tàllal sëriñ bi suñuy loxo mu ñaanal ñu mu jàppale ñu mu gunge ñu am ci ndam lu rëy rëy bokk ko ak njabootam gi nga xam ni suba ak ngoon guddeeg bëccëg ñi ngi bokk ak moom ñoom liggéey bi fële ca Thiès ci seen taxawaay rafet ci docteur Mamadou Jiite mii kenn la ci ndax mooy maire Thiès Ouest di am taxawaay bu rëy rëy ci coalition bi fële ci Thiès Mouhamadou Moustapha Mbaye mooy coordonnateur coalition bi ci département Thiès wane ci liggéey bu rëy rëy ak engagement bu rëy rëy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf docteur merci beaucoup kàddu yi rafet na te du tey la koy soog a seede yàgg na ko seede depuis collaboration bi mu amee depuis bi coalition bi juddoo ba léegi yàgg na ko seede li mu ñaan yàlla na ko borom bi defal waaye falal ko yen bi ba fi ko askan bi di yaakaar mu yóbbu ko fa incha allah bu ko defee docteur nga ñëw rek ci question yi. waaw asalaamaaleykum ñoo nuyoo waat di rafetlu kàddu yi fi jib yëpp doore ko ci professeur nga xam ni man su ma duggee ci politique wax naa ko léegi c'est grâce à lui parce que engagement am durant le syndicalisme au niveau du foyer lycée Malick Sy ba ni ñëwee université Cheikh Anta Diop loolu moo ma gën a motiver ma dugg ci politique donc li mu seede noonu loolu rek moo fi nekk parce que génération yi ku ci ne da nga war a am sa taxawaayu bopp boo ci tollee rek li nga war a def nga def ko moom loolu lañ ko xamaleel loolu tax it ñu àndu principe boobu rek moo ñu boole ñu koy rafetlu di ñaan yàlla téyel ñu ko ba liñ ci bëgg ci cadre suñuy responsabilité yi ñu yàlla dénk tey yàlla mottali ko incha allah beneen bi mooy ñi fi intervenir yëpp je pense que bu ñu suivre sama démarche dinañ xam ni même problème yi ñu posé la am man mooy je n'arrive jusqu'à présent je n'arrive pas à comprendre pourquoi on dissocie la religion et la politique toujours pour man benn la te loolu mooy feeñ ci le parti pur on ne fait pas la distinction entre la religion et la politique mais nag comme réalité la bu nekk Sénégal loolu rek mooy pour man ñi proposer thème bi foofu rek la ñu sukkandiku mooy réalité la ñu séparer religion ak politique au Sénégal réalité la bu fi nekk boo waxee le Sénégalais lambda pour moom un homme religieux n'a rien à voir dans la sphère politique li mu xam mooy religieux moom jàkka voilà yor kurusam ak deram loolu nag du lu neex du neex a dindi parce que lu ñu def ci bopp yi la ba mu sax ci te tubaab bi moo ko liggéey c'est pas un travail boo xam mën nga ko dindi nii rek mu facile donc c'est un travail de longue haleine boo xam ni day jaadu ñi nga xam ni am nañ conviction boobu ñu am patience bi ba nit ñi xam ni ki war a def politique bu dee kenn lay doon mooy le religieux moom rek moo war a def politique te loolu Seyd Cheikh wane na ko
sëñ Moustapha wane na ko damay wax ni ñoom ñaar seeni taxawaay à travers l'histoire soo ko dee interpréter da nga naan pour nga qualifier seeni taxawaay day jafe parce que parfois mën nga leen tudde ay médiateurs parfois contexte ñëw ñu nekk dans l'engagement partisan jël position carrément opposé wu parfois ñu ànd ak le pouvoir parce que réew mi moo ko laaj c'est évolutif te bu ci ne boo ko analyser da ngay xam ni moment boobu loolu rek la réew mi laajoon moo tax ñu def ko moo tax mënoo leen dugal ci benn carcan chercheurs yu bari loolu moo leen di jaaxal Adama c'est pourquoi pour nga seppi leen day jafe xam nga Adama mi ngi wax ni ñiy def les chercheurs dañu am maandu gu doy ni suñuy tudd ñu tudd ñi ñu war a tudd ñeneen ñi nga xam ni bokkuñu ci dynamique boobu ñu seppi leen tudd leen parce que justement ñoom ils sont un peu spéciaux par rapport ak ñeneen ñi ils sortent du lot soo leen di analyser kay da nga leen di analyser ñoom kese mais mënoo leen booleeg ñeneen ñi loolu nag ça nous interpelle ñun le mouvement ban liggéey lañ ci def ban taxawaay lañ ci def parce que ñi xamale sëñ bi ñëpp ñi xamle sëñ bi ñëpp laa wax ñi ci bind ñi ma xam bokkuñu ci daayira bi bokkuñu ci mouvement bi yi ma ci jot a lire man bokk xamaguma ku bind ci taxawaayu à ma connaissance mën naa ko bañ a gis nag ci sama connaissance gisaguma un document universitaire un ouvrage soo demoon BU tey ouvrage ya nga fay fekk ñuy jàngale daayira bi jugewul ci njabootu sëñ bi loolu nag c'est un travail intellectuel que nous devons faire sur nous c'est comme fii université la ñu interroger ñëpp ñu xam ni njaw dese na xambin am na beneen tëb bu ñu war a tëb boo xam ni li sëñ bi jàngale ak ay taxawaayam ñu wan ko nit ñi sëñ Moustapha projet de société la yor te projet de société boobu Cheikh wax na ko keneen wax na ko mooy aspect boo ci jël ci daayira bi da ciy feeñ moo xam social la moo xam santé la moo xam éducation la moo xam politique la moo xam lu mënti doon bàyyiwul dara loolu nag yéene boobu ñun njabootam ñoo ko mën a mottali moom teg na cadre yi ba pare mais li ci sénégalais yi war a bénéficier wu au-delà de toog ñuy wax ñu ñuy dégg ci université Ramadan nga xam ni jàll na ay 20 ans baax na lool wax naa ko Cheikh ba tey parce que xam-xam la c'est bon mais au-delà de ça réalisation yi dafa war a gën a fës ci penc mi ba penc mi gën ko mën a jëriñoo bu boobaa le projet boobu di nekk loo xam ni dañ koy mën a matérialiser à travers des réalisations donc loolu moom ça nous interpelle ñun ñëpp fi may terminer mooy question yi bari na mais comme ni ma wax rek ay interpellation laa ko gën a gis yoo xam ni dañ koy gën a creuser rek li tax ma tudd le système iranien lenn rek la mooy ils ont réussi ci benn lenn mooy fexe ba ñaari tàqalewuñ ko te ñun loolu la fi tubaab yi fekk biñ ko fi fekkee fexe ba tàqale ko ñu ngi wër suñu bopp nag ñu ngi nekk di jeex suñu bopp ba tey moo tax on ne se retrouve pas à travers nos lois texte yi ñuy woteel assemblée gisuñ ci suñu bopp parce que texte biñ la woteel bu àndut ak sa gëm-gëm ak sa conviction doo ko appliquer wax jee bari rek texte biñ la woteel autorité bi ko war a yanu war a def la promotion bu dul autorité bi nga gëm juriste bi day sonn rek wala lu politique day sonn te loolu moo fi nekk donc il nous appartient ñu def taxaw seetlu ci suñu bopp tabax système boo xam ni day dëppook suñuy réalité ak suñu trajectoire historique fii état islamique am na fi ban jeexital la def tey ci suñu société état islamique amoon na fi ban lekk lañ ñu bàyyil boo xam ne ñun jëriñoo nañ ko amul dañ koy tudd rek pour voilà le royaume des Almamis
la république islamique des Almadies mu neex ñu loolu ñu koy tudd mais lan lañ ci jël comme jàngat lu ñu dugal suñu biir système politique boo demee suñu constitution préambule bi ba mu jeex révolution française lañ lay tuddal 1789 on adopte tous les principes de la révolution française mi ngi suñu biir constitution te révolution ba France la xewee mais révolution des Allemands bi du toorodo anamu donc il nous appartient nous tous je pense que thème bi mën a nekk benn esquisse ci li ñu bëgg def ci suñu société ëllëg ñu waxtaan ak suñu bopp retrouver wu suñu biir ñun en tant que sénégalais li nga xam ni moo ñu jig parce que li médecins yi di wax nit ku ne li koy faj garab bi koy faj ci réewam lay juddoo wala bokk moo ko gën a mën a faj moo ko gën a jege kon li ñu mën a faj ñun tamit en terme institutionnel en terme de système politique mooy li suñuy maam li ñu donn ci suñuy maam nàmp ko loolu bu wuuteeg li nga xam ni moom la ñu jëlee à l'étranger ñu imposer ñu ko rek problème day am problème boobu la ñu am un problème institutionnel chaque fois les réformes textes yu dul jeex changement de régime yu dul jeex mais le problème reste entier loolu nag il va falloir ñun ñëpp ñu taxaw ci surtout les politiques yi nga xam ni ñooy organiser penc mi mais les religieux aussi et je pense que loolu foofu laa doon waxee ci njàlbeen gi ni ku mel ni sëñ Moustapha ci jamono bii bu ñu amee chance mu bokk ci coalition waa coalition boobu war nañ xam lu mu doon par rapport ak à l'avenir de ce pays là donc maa ngi jégaloo bu baax di baalu àq bu fekkee affaire yi jaxasoo na parce que vraiment thème bi ni ma ci bëggoon a demee sax des na parce que j'ai pas eu le temps ku ne xam na ni fan yi amuñu jot les maires de Thiès ñu ngi ci terrain bi par rapport ak inondation yi ay désencombrement et cetera donc li ma ci bind ko su néew ci benn 2 heures de temps la tëju rek xaw a ko xalaat daal ni lii bu ma ko yóbboo xëy na dinaa ci mën a échanger ak nit ñi donc maa ngi jégal waat bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. merci beaucoup docteur ci donte nee na 2 heures de temps la waaye interrogation yi ñu njalbeenoo woon yu bari indi nañ ci réponse et puis comme waxtaan bi en 2 parties la benn bi moo koy indi beneen bi intervenant yi indi nañ ko te bu ñuy laaj question bu mel nii mooy relation bi dox diggante politique ak religion dañu gëm ne jaadu na parce que politique buñ koy taarif ñun dañ naan ad-diinu wad'un ilahiyun sa'iqun li dawil uqul li ixtiyaarihim iyaa li salaahi fi lxaal wal falaahi fi lmaal dañu ne diine proposition wu yàlla la wada ilahi proposition wu sunu borom la mu proposé ko ñi nga xamante ni ils sont dotés de savoir borom xel yi donc moo tax l'islam sax ku sa xel làqu ñu génnee la ci takaalif yi mu ne mais loolu l'ixtiyaar la ñoom ñoo koy choisiral amul benn imposition la ikraha fi diin pourquoi nag foofu la politique di duggee mu ne li salaahi fil xaal mooy penc bu yewén kon donc sumuliya bi mu wax sànq caractère général et universel de la religion l'islam donte ñun suñu jàngat yépp ñu ngi ko delloo ci l'islam alors que religion la ñu wax rek tout court donc 3 religions révélées yépp dañ leen di dugal ci suñu champ d'analyse moom moo tax li salaahi fil xaal nan la ñuy yéwénantalee ci penc buñ ci noppee bu yéwénee wal falaahi fil maal boo demee ëllëg nga soog a mën a am mucc ci sa kanamu borom mu nekk li sëriñ bi di tuddee nee na dafa am ibaadaat yoo xamante ni dañuy yataadda dafa am jaam boo xam ne dafa laazim jaamu boo xam ne sa bopp la yem yaay kabbar yaak sa borom nga julli ak beneen jaamu boo xam da nga koy def ci nit ñi da ngay jaamu ñooñu di def wala ñu nekk ci am benn bien-être yow nga ciy amaat yiw moo tax en tant que maire bu defee ay réalisation yoo xamante ni population yi dañ ciy bénéficier wu njariñ boobu mu ciy am da koy fekk si waaye conséquences yi aussi noonu la mel loolu moom moo tax ñu càmbar waaye politique buñ ne fannu idarati shu'un al amma aw fanni tadbiri shu'un al amma liñ ci jublu
waxul niñ koy pratiquer tey. Politique ñun xam nañ ne buñ nee c'est l'art de gérer la cité mais tel qu'on la pratique aujourd'hui ñun ñëpp xam nañ ne am na lu mu àndal te ñun ñëpp dañ demoon ci coalition ñu jaxasoo ak ñeneen jaxasoo boobu ñu jaxasoo xam nañ ñoom nan la ñuy doxalee ñun bu fekkee dañoo tuddee suñu bopp ay religieux ba fan la ñu mën a collaborer ak ñoom bu fekkee dañ ko delloo ci angle boobu aussi jaadu woon nañu càmbaraat thème bi dellu ci tey jii waaye damay d'accord ak ñu bari ci li ñu wax ne ñun dañu induire en erreur pourquoi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam booy wut homme religieux moom la homme politique moom la homme d'affaires moom la lépp la woon à la fois te mu mat li mu doon sur le plan social amul lu ñu koy reprocher sur le plan religieux amul lu ñu koy reprocher cadre politique bi waxi noppi kon donc moom fees na place am bi mu fi jógee modèle yi ñu islam proposé yépp ku mel ni Ibnu Khaldun ci muqaddimam imam Malik moo ma ko jàngal ñu ngi koy ziar ci caractère yi mu teg ak sifaat yi mu teg nga xamante ni dafay am des qualités acquises et des qualités innées yu ki nga xamante ni moom mooy leader war a am ak Farabi ci 12 yi mu proposé ne képp kuy prétendre nekk leader war na nekk ay qualités innées yoo xam da nga koy judduwaale ak ay sifaat muktasaba yoo xamante ni yow yaa koy war a wutiwaat ci ara ahlu madina al fadila wa mudadatuha l'opinion des gens de la cité vertueuse gis nga foofu Farabi mu ngi ñu jox maanaam cité bu baax nan lañ ko war a gouverner du début à la fin Ibnu Khaldun principe yi nga xamante ni même yi Montesquieu tudd séparation des pouvoirs moom esquissé woon na ko au préalable ca 14e siècle Ibnu Khaldun ci muqaddimam bi li muy wax ci politique donc liñ ñu jaay yëpp nga xam ne moom la ko Cheikh Tidiane yu mu doon bañee li ñu Occident yi indil yëpp ñun fekkoon na déjà ñu am ko ci suñu biir diine mu dellu ci li ñu docteur di interpellé léegi mais ñun dañ ko ignorer moo tax nga dem jëggaani kon l'islam ëmb na lépp waaye liñ doon càmbar tey mooy niñ koy pratiquer te dinaa d'accord ak ñenn ñi parce que bu fekkee li ngay def sa intérêt personnel la nga tuddee ko politique kon nekkatul politique kon nekkatul politique moo tax ñu wut imam Samba tudd baat bi politique politicienne bu fekkee sa intérêt bopp moom moo tax waaye bu fekkee lil masalih al amma kon jaadu woon na tey ñu poser problématique bu mel nii càmbar ko bu ko defee nag dina bàyyi interrogation ci bopp kenn ku nekk dina bàyyi interrogation ci bopp responsable yi nga xamante ni ñoom ñoo yore parti pur nga xam ne ay taxawaayam ñu ngi koy xaar ji fépp bu ko defee yooyu lañ ci bëggoon bu ñu génnee échange yi continuer waaye am na ñu jàpp ne boo dee nitu jikko nitu yar nitu teggin nitu daara waroo dugg ci politique ñu bari loolu lañ jàpp waaye yow loo ciy def waaw imam bi ñoom ay ayima lañ am ñun te ñoom ñoo nekkoon ci champ politique ñu bari ay candidat lañ woon te ay ayima lañ ñu bari loolu lañ yaakaar waaye maam Cheikh moo joxe solution bi mu ne woon bu fekkee politique lu baax la kenn waru cee jiite nitu diine bi kenn waru cee jiitu nitu diine mu ne bu dee politique lu bon la ñépp ko war a bàyyi amul nitu diine amul keneen lu bon moom wowuñu ci kenn mu ne bu fekkee dafa am lu baax am lu bon nag kenn gënul xàmmee nitu diine bi li ci baax mu jël ko li ci bon mu teg ko bu ko defee ñu ngi jaajëfal ñi intervenir ñépp di féliciter waat docteur bu baax a baax ci waxtaan bi di ko jaajëfal di jaajëfalaat comité scientifique bi ci turu Cheikh Tidiane Sarr ak réflexion yi fi am yépp bu ko defee ñu ngi jaajëfal suñu kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy taaral jotaay bi docteur merci beaucoup ci jaar bi yàlla na la yàlla woye falal sa yenn yàlla na yàlla barkeel bu ko defee looloo nekkoon jotaayu tay bi suba nag incha allah dañuy def tëj semaine bi ak sunu capitaine donte ci colisée bi démb am na lu ñu jot a mos waaye question yi am ci thème yi jàll yépp ci semaine bi suba incha allahu rabbi lañ koy càmbar ànd ak moom ñu def lu ñuy tuddee autopsie existentielle incha allahu rabbi boobu nag à 20h30 lay nekk bu ko defee ñu bàyyi ko xel mën nañu tëjee ñaan kenn ku ne def fatih ak salaat al fatihi ñu ñaan li ñu fi wax yépp yàlla na nekk barke yàlla yóbbu ñu ñëwoon ñëpp ci jàmm ñu fekk fa jàmm suba ñu ñëwaat dajawaat fi incha allah